ay asalaamaaleykum yéen ñëpp nuyu naa leen ci seen tur ak seen santa leen jaar bu baax a baax di wax ne gis naa fi nag xam nga rek raba e ma xob nuyu naa la yaa ngi def lu nice nag waaw goro aji fanta baa ngi ñàkku goro aji fanta baa ngi nii non aji fanta tappale la nuyu naa leen yéen ñëpp bu baax a baax di leen ziare fu waaye mën a ne si àddina mag laa ziare gis ngeen maa gis nag namoon naa leen te xam naa leen namoon ngeen ma waaye yéen xam ngeen suma affaire su ma toogee déggu leen ma rek xam ngeen ne maa ngi ci raba gi waaye dinaa bugg di dellusiwaat xam ngeen ne man mënumaa bàyyi mbir gi because si fii ngeen ma xamee daal foog ñu ñëw fii Mama Sali na nga def fii ngeen ma xamee soo foog ma ñëw fii rek yéen tamit léegi foog ma dellusiwaat rek war a yëngal Facebook bi tuuti wàcce ko tuuti rek dal di ko ekkatiwaat rek affaire ci jaxasoo xam nga rek mooy loolu you know anyway ñëwoon rek xam naa ne kumpa mu ngi rëy ñëpp TRRC lan la ñoo indi tey kumpa mu ngi rëy ñëpp balaa kumpa gi di ñëw na balaa ngeen a am seen heart attack caabalaay nuyu naa balaa seen heart attack bi di ñëw kenn xamul kan la ku nekkaa ngeen spéculer kii la man dama gëm ne nag Yaya Jammeh mooy ñëw Jammeh Moussa Jammeh Jilinka mooy ñëw tey moo ñëw TRRC fi mu nekk nag comme que xel yaa ngi jaxasoo boppa yaa ngi jaxasoo ndeysaan xaaral rek ñu ñëw rek dal di waxtaan rek kay Mama Sali topic bi moo xala jaxasoo tey rek moo xala jaxasoo bu baax a baax Sana Sabally mun naa am de you never know de kumbis non kumbis yaa ngee def lu garaaw waay yaa ngee def lu nice masha Allah xale bi yal na la yàlla lafal cat hey Seku how are you greetings from the Gambia nga wax de Seku are you in Gambia right now greetings too from wherever I am in the world let's put it that way Amadou yaa ngee def lu nice ni nga update nit ñi ak point si nga dee jël pick ko pour indil ñu ko wax ñu ci dañ ci dee kontaan trop ndeysaan yàlla nag daf ñu baaxee leen xam nga mooy lan ku nekk ak sa plateforme ku nekk ak sa timeline lu waay wax rek lu waay bugg a wax rek war nga ko mën a wax non make sense yaa mu njaay nama naa la make sense lu waay bugg a wax rek war nga ko mën a wax ndegem yaa ngi sa plateforme bi te ndegem yaa ngi ko wax in a very respectable manner rek gisatuñ fi lu fi waay di war a waxati rek ba waaye war a toogaat fi ne xaaral ma jóg tontu non démocratie leen wax ku nekk am nga sa raay loo bugg a wax rek danga ko war a ñëw wax Gambie bi benn Gambie la ñun ñëpp a ko bokka lu waay bugg a wax rek war nga ko war a mën a wax ci Gambie kay démocratie lañ wax ñun ñoo ko oote ñoo ko xeex léegi ñëw na nag kon nag dama ne bii plateforme bi Fatoumatta Coker la bii timeline yi Fatoumatta Coker bu mu bëgg a ñëw toog wax rek daf koo wax nag bu ko passé naa ko jàllale naa ko suma bopp nag maa nga ni le kuy tontu c'est va fou kuy wax c'est va fou man daal dama ñëw pour ñoom ambiance bi mooy rek ñu waxante digga tuuti rek ndeysaan xam nga nag neexut ba neexut Sana moo ñëw chef Mama Sali bàyyi loolu waay non fi mu nekk nii next flight bi laay jël sa dem Gambie because lii bëgguma ko war a tey ma ñëw nag si li ma bëgg a wax li ma bëgg a waxtaan dafa jaxasoo damaa laal fii indi ko rek ñu daal di ko def benn suñ toogee déglu rek ak xel rek dina daal di nekk lu make sense et Adam Jammeh nama naa la yow alright si li ma bëgg a waxtaan mooy ni ma ko waxee rek damaa laal fii bari na bariwut dinaa ko def mu gaaw nga xam ne because ñu ñëpp a ngi nii toog teg kaasi ci yeeg ndox yeeg yëpp di xaar TRRC bi ahankay dama bëgg a wax rek ne ñun dañ war a xoolaat suñu bopp bu baax ñun Gambie fa naa lii nii nekkatul lu nga xam ne sax eddaate la damay repeat suma boppa parce que ñun ñëpp dañ ko dee wax benn wax bi la dañ war a xoolaat suñu bopp bu baax a baax ndax ñun dañ fàtte ne ñun ñoo gën a ndaw ci wool bi ñun ci ñu gën a ndaw dañ ci bokk ñun we were a dot ñun mënu laay os ñun dot lañ woon ci àddina waaye all of a sudden ñun dafa mel ni we have become very popular ñun all of a sudden dafa mel ni ñun we are very exposed now ñun ñu ngi all over the place and for what let's be realistic dafa mel ni ñun Yaya Jammeh moo ñu popular loo but other than that a lot of people don't even know much about Gambia and whose fault it is ñun suñ fault la xam nga lu tax because we know how to push evil forward but we don't know how to embrace those who are good for us we don't know how to embrace ñi nga xam ne they are doing good for the Gambia we don't know how to push them because we always put a tag on them dinañ leen jox names dinañ ut bots pour ñoom dinañ seet lu nga xam ne def nañ ko wala defuñ ko ñu di ko wax bépp bu baax buñ def ñu fàttali ko benn bu bon buñ defoon démba ñun xamuñ wane ci lu baax ñun lu bon rek Yaya Jammeh digga la def na li moo def
waaye soo gisee tey àddina yëpp di ko wax ñun suñ boppa suñ demee suñ liggéeykaay yi sax we talk about the TRRC suñ demee suñ liggéeykaay yi we talk about Yaya Jammeh suñ demee suñ school yi we talk about Yaya Jammeh suñ demee liggéey fuñ mun a dem si àddina we talk about Yaya Jammeh, we talk about TRRC. We don't even talk about anymore the qualities of Gambia. We don't even talk about how Gambians are educated. We don't even talk about what Gambia has. We don't even talk about what we can do to develop the Gambia. We don't even talk about our contribution towards the development of the Gambia. All we talk about is negative, 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 negative. Fi mu nekk nii ku bëggoon a ñëw Gambia holiday sa danga ragal a ñëw parce que all you hear, all you see is negative. Xam nga ñun dañ dee jaawale ñaari affaire, being negative and being constructive. Constructive criticism is allowed. Loolu moom ñëpp dañ ko war a accept, is allowed. Waaye xam nga nit ñi tam dofuñ di nga gis nit mu ñëw ne kii nangu ku ko criticize fekk demee wut noonu de bëgg nga ko la criticize waaye dafa des because yow sa digganteeg yàlla xam nga nit ki xam nga ne kii ñëw pour criticize te de dafa ñëw pour sewloo la wala dafa ñëw pour tuutil la wala dafa ñëw because of personal problems. Loolu moo si dee nekka gis nga nit ñi dofuñ fii ñi ñi pa eewu bëti ñoo ibeeku di nga gis nit muy criticize nit kenn du dee jump ci kooku noonu kenn du dee attaque kooku kenn du dee xas kooku kenn du dee saaga kooku xam nga lu tax nit ñi kiñ ko def kooku daf dee real xam ne kii nii dafa ñëw pour criticize ma constructively waaye dina dee xam keneen ki ne ñëw pour def loolu dafa ñëw pour tuuti ma dafa ñëw pour ndawal ma te loolu boo ko wonee rek xam nga lan la nit ki dee fiil bul laal kooku soo ko laalee moom xamul ko ko criticize nit ñi dofu nit ñi xam nañ ku leen dee criticize ak ku leen criticize wul waaye ñun dañ jaawale criticism ak being negative. Some of us we are very negative, very negative. Look, xam nga neexut ba neexut waaye dañ leen waxante digga yàlla lu tax mu meññu ku mel ni Yaya Jammeh du dara daf ñu doon won rek niñ tuutee ci àddina ak naka la suñ xol yi xatee waaw looluy digga bi yàlla daf ñu bëggoon a won ñun bariwuñ ci àddina waaye suñ xol yi naka la xatee daf ñu doon bëgg a won the true colors of us. Gis naa Sey Touré mu bind démb lu important bi ñoo grow up all of us most of us bi ñoo grow up we used to like our parents wala ñeneen si ñun dañ daan di wax ne oh my god suñ parents yi dañu daan wax ne moytu leen de bu leen waxaa waa dëkk bii bu leen waxaa waa dëkk bi le dañ dee rey nit ñi dañ dee sacrifice nit ñi hello Bintu Touré yow ziar naa la Bintu Touré ziar naa la bu baax a baax si loo ne dañ daan di suñ parents yi dañ di daan wax ne you know what bul waxaa waa borom dëkk bii bul waxaa ñii ñàkk yi lii lañ day def reykati ma gis Sey Touré binda ko dafa make sense because when I was growing up I went through that. Your parents, your family, your loved ones will tell you that. Don't mingle with these people. Because if you mingle with them, but not knowing that our reykati were hiding behind Nigerian movies, Hollywood, the facade. And now, we are getting closer to the truth. Closer to the truth. No. Guy na duñ ko allow mu dem. Xam nga lu tax? Because the reality is hitting home. Reality is hitting home. Reality is hitting home and is hitting home hard. Loolu rek a tax a lot of people cannot accept what is going on. And to be honest with you Gambians, what is going on right now is the reality. Whether we like it or not, is the fact. It's the fact. Jamono time yi Jawara passé na léegi nañ leen waxante digga ku ma wéedi rek bind ko fii si comment box bi niñ eewoo nii tey Gambien bi dafa eewoo bii nekkut suma jamono papa ak suma jamono yaay bii jamono ñoom Fatmata Koka la ñoom Mama Sali la ñoom Bali Buso ñoom Adam Jammeh njën bii nekk di déglu ñun suñ jamono la tey ñun den eewu nga jànguloo danga eewu ñun den eewu. Education right now dafa njëriñ nit whether as mu litul nii whether mu rëy education dafa njëriñ nit léegi. Education is awareness nekkul ne nga dem toog si school di jàng di binda nii it's not only that the best education is being aware being exposed. So time Jawara ak léegi it's completely different. So you know what it makes me crazy
duma dee mun a understand how can we do comparison Jawara time and now empathy. You people, empathy, show empathy, a little bit of empathy. Even if yow sa family member sax dañ ko reyoon sax te kenn waxut si woon dara wala defuñ si woon dara nga war a xalaat ne jamono jooju eewu wuñ pour ni ñoo xeexee tey eewu wuñ pour def ni ñoo defee tey loolu minute ne Gambien bi yërëmuñ la yërëmuñ sa famille xam waxu gisuñ ne what happened then was wrong. léegi lañ eewu léegi lañ xam how to fight for ourselves léegi lañ xam ne togetherness can develop even a country. ñun léegi lañ ko xam. So stop this comparison. bàyyi leen di compare time yi Jawara ak time yi Yaya Jammeh ak time yi non tur yi sax mënuma ko wax yëpp suñu bëgg a toog fii di compare loolu we will never forgive and forget. We will still be stuck. Pain will still be there. Most of you are losing your loved ones, your friends. Based on what? No, Hadi Kinte nama naa la Hadi Kinte tey foog nga dugal nga masale tuuti nag nama naa la lii mënut a dem xam nga dañ war a fàttaliku leena jamono buñ toll nii comme ni ma ko waxee jamono eewu leen la dafa utee comme time yi Jawara su doon time yi Jawara nuñ eewoon nii tey noonu lañ eewoon time boobu noonu wallahi Yaya Jammeh sax du toog ci dëkk bi more than 10 years dafa doon génn waaye eewuñ woon ba pare Gambien bi dafa ragaloon. xam nga léegi TRRC bi moo start di wone pour Gambien bi gis na ndika ñun ragaluñ woon ku capable lañ ñu am fit lañ surtout TRRC we wouldn't even know that we will still be in the dark because we believe ne Gambians are decent, we are humble, we brag about it anywhere we go in the world. We keep saying ne you know what, we Gambians, we're different from these nationalities, we're different from that, we all say that, we brag about that until now the darkness is coming. Darkness be ñëw hit nañu hard. Everybody, let me tell you something about this TRRC. Whether I like it or not, whether you like it or not, if it's here to stay, it's going to stay. And guess what? If it has to hit me, it will hit me. So my family member, so they feel bon, they have to come and pay the price. So family member likewise. So making too much noise is not going to stop this. So let's just be careful. You can make noise but criticize. Let me help us with something. Lu tax ñun African bi ñu believe ne képp ku la daaxa yuuxu rek dañ ko war a ragal? No. Sometimes you walk in the street. Let me give you an example of a dog. You walk in the street. Soo doxee rek ba nga gis xaj rek danga dee xala daw. Xaj ñu bari ñeme niñ ko. Do you know why? Because dafa mun a bow. So moo tax ñëpp ñu bari laa la wax ñeme niñ ko suñ gisee xaj rek dañ dee randatu. Waaye pour wax la dëgg nag gis nga ki la daaxa yuuxu nekkul ne moo la daaxa lifin xare. Ki la daaxa yuuxu nekkul ne moo la gën a mun affaire si. Gis nga nit soo ñëwee di wax benn nga wax ko benn yoon nit ñi dañ ci dee gis fulla ak fayda. Nit ñi understand ne nañ leen waxante dëgg kii dee kat lam fi wax tey léegi lu am la dëgg la. Nga wax ko ñaareeli yoon bi nit ñi ne waaw mun naa am de kii gis nañ fu moo waxee. People start having doubts. The third time you come and talk about it, it will become personal and it will become hate. It will become personal and it will become hate. Why the hate? Whom are we hating? Why is it that when it favors us, it's okay? When it doesn't favor us, it's not okay? Look, usually people I don't come and talk about parties, the party, hit on parties, and then I don't do that because I'm not into that. All parties, yep, dañ nekk ñu nga xam ne dañ ñun ñëpp dañ fa am mbokk dañ fa am wala ba pare parti bi borom parti bi ko sampa moomu ko parti bi Gambia moo ko moom moo tax dama dee be very careful duma dee du ko si fi parti. But let me tell you, AFPRC and APRC déglu leen ma de ak xel de parti la. I have no problem with the party. The problem I have is APRC and AFPRC of Yaya Jammeh. Man boobu problem I have. So, for those of you that support APRC, nga la may leen ñu jaama. Xam nga jaama bi mooy lan? If you want to be taken seriously, and if you want us to feel ne, you know what? Digga, you're feeling for the Gambians? Stick to APRC. Sell the agenda to us. Preach on APRC. But you cannot rub it to our face, ne?
we have to accept Jammeh. You cannot rub it to our face because it happened Jawara time, so Jammeh time, so happen why are people making noise? Because it has happened then. Like I said, leg then time Jawara, silingen wa, so happen on. You tell me, naman nit demal digal ma anywhere for hamne, time Jawara rewan nañ fa nit ñu gas pax suul len fa. You tell me. Nama benn nit rek ñoo génn won ma ko. You know, when gis nga nit ki sooy wax dara, you always have to have something to back it up. So stop this comparison. Show empathy. Just because, you know, I was so sickened by somebody, ko xamne dafa binda postam, I went there and said, you know what? You are mixing the two things. People are talking about Jammeh, you're talking about your party bi. Nga fa ne ñi dañ hate party bobu nonu. If people hate that party, sir, it's because of kifa nekon. So lolo. So I wrote something and it got to a stage, mama binane, you know what? Film nekka ni si stage bu nekka ni stage bu ndaw la ñu ngi egg si stage bu nga xam ne si 2000 si ñëwaguñ fa ñu ngi 1990 de ba léegi de. So I try to you know to because nit ñi dama ko daan gis nit ñi di ko binda di ko wax how this guy have no empathy moom ak nitam yi. So I was trying to, you know, put sense into that person by writing you know what, I can't accept Jammeh because Reina man si suma mboka. The guy I have the text and he wrote it public anyway. Oh, sub cousin sub mboka bi lim ama Jammeh is personal moham. So you're telling me it was okay for Jammeh to make sure my cousin is dead? Is that what you're trying to tell me? That day I just laughed. I couldn't cry. I just laughed and I was like, you know what? Hey, I'm done with this guy. Dof bu ngeen xam ne yéena ci yéen mënu leen ràññee sax ñi leen naan xeexal ak ñi leen naan xeexalut. Soo leen buggee mu neemari boo leen buggee nit ñi ñu gis ne APRC nit ñi dañ ko war a dëgëral taxawal ko pati la man ànduma si ñuy wane APRC nañ ko génnee. Man dama personally man ànduma si. I feel ne it's a party and if they have something good to sell to Gambians, bring it on. The APRC buñ ko fi bëggee génne sax hypocrisy dina bari xam nga lu tax muy bari bu leen fàtte ne they are still people loyal to Jammeh. So now what they're going to do is either they go with Adama Barrow or they go with Pete or they're going to split. And splitting them loolu mun na tax sax ma wax la ne mun na am they are still loyal to Yaya Jammeh. So they will go there to yaxal si parti bu ñoo dem. So ñu bàyyi APRC ñu nekk seen jaama but duñu tere pour ñun tam ñu ñoo won leen ne show empathy. Don't come here comparing the Jawara time and the Jammeh time and the Barrow time. What are you, people, you know, people in their right mind will not even say that. Oh, time Jawara, li xewoon na fi waxu leen dara. That time, Gambians, we were scared. We were in fear. We don't know. We were new to independence. We were new to exposure. We were new to everything. But right now, we are not. Suñ bëti dafa ibeeku. Man gisaguma kenn laa la wax. Mun naa am happen na. Don't get me wrong. Gisaguma ñi nga xam ne ñoo gën a vocal. Ñoo gën a mun a haste. Si APRC ku génnaa gum taxaw tey ne you know what? If we want APRC to go further, we have to separate Jammeh and APRC. Gisaguma ko. And you know what? You should do that. Because we are family. We're together in this. We fought, all of us, we equally fought for Jammeh to go out. Whether you publicly or privately, I know deep inside your heart, some of you, you do not accept. Li nga xamne tay ñu ko gëné ci TRRC bi, acceptu len ko, bugul len ko and su demba don tay Yaya Jammeh du defé nonu. Su demba don tay Yaya Jammeh dina tok ci dëkk bi ba légui. So separate len ci bi ak Yaya Jammeh. Nag nit ñi mëna xam yeen fan ngeen tollu. Otherwise you are confused and you're confused with everybody. Just like you people call me confused. I accept that I'm confused because I'm a Gambian. Gambians, we are confused nowadays. So hasate bi sagate bi ak li yeb amu fi ben jëriñ. Neexut ben neexut whether we like it or not. The TRRC is good for some and it's not good for some. We accept that. But
when you want to talk about the TRRC, go back and look at the things that they are doing wrong. You come and talk about it, and everybody will talk about it together with you. But don't pick on people. Select people from TRRC. You're writing stuff against them. You're making videos against them and stuff. It's your right. I'm not saying don't say it. But based on what? Based on what? I'm not going to sit here and be a hypocrite and say I totally agree with everything that's on the TRRC. If I have it my way, I will do things differently. I have my style, you have your style. But to be honest with you, I think 80% of what TRRC is doing is good for the country. 80%. 20%. They make mistakes. Whether the TRRC is going to stay or not, please, let's expect they will make mistakes along the way. They are human. They are only human. So they ngeen bëgg wane TRRC before wala ñëw rek everything have to be perfect. No way. No way. We should stop this pettiness. This is the reason why we don't deserve it, but this is the reason why yàlla indi ñu ko mel ni Yaya Jammeh xam nga pour lan métti na tey nag métti na trop ñu bari duñ ko mën a understand waaye Yaya Jammeh ku waroon a nekk si dëkk bi la pour ñun ñu xamante parce que tey Yaya Jammeh wane na ñun ñëpp ñun ñooy kan tey ku nekk xam na kan mooy Fatoumatta Koka ku nekk xam na kan mooy kii Adam kan mooy kële kan mooy kii xam nga lu tax because suñ true colours ñun ñëpp mu ngee génn si TRRC be more. So you people wanted the TRRC for us to bury the TRRC? To bury it? I don't understand. To bury TRRC? I don't understand. Duñ mëna bury past bi. ñoom biñ ñoo wax because it's so funny how some of you people been introduced TRRC biñ wax ne mu ngee ñëw. Because you people didn't think it was going to be this far. So some of you people were there saying, oh yeah, we needed the truth and reconciliation. We need it. Now it's here. Same people are the ones going around saying, oh, but xam nga li ci gën a bon ci hypocrisy bi yëpp di nga gis nit tey mu taxaw foofu ne la taxaw nii Facebook wane ne TRRC is here. It's here to stay. TRRC bi la support. TRRC nii le. But behind closed doors, they're the one who are screwing those people telling the saga wa TRRC wala the hasta wa TRRC. I'm not here, I'm defending those of the TRRC, but I'm just trying to remind you people, we don't even know the good qualities. Let me tell you the truth. Let me tell you the honest truth, whether we like it or not. The time and energy people have to insult those people at the TRRC, if we invest that time and energy to seek out those who are into developing the Gambia, trust me, just 10 of you, right? Then no one dig out those who can do good for our country. Wallahi, kontey, hegna yokkute dina am biir Gambia, changes dina am. Look, gis nga sa own papa bu la jur sa wala sa own yaay bu la jur su fekkee dafa bokkoon ci li nga xam ne dafa rëy nit corruption léegi jàllale nañ ko léegi waxatuñ ay corruption sax dañoo nekk di wax ci rëy Gambien bi xamul rëy su nekkee war ngaa mën a ñëw taxaw ngeen ne man Fatoumatta Koka man de am na tey ndekete man suma ay waajur suma ay nit ngi bokkoon ci li waaye man accepté ma ni te ànduma ci ak ñoom duma mën a ñëw taxaw fii di jaay nit ñi ñàkk a jom suma parents yi def lu mel noonu pare may fi ñàkk a jom ne you know what def nañ ko so what non su fekkee da nga gëm yàlla su nekkee yow nga ne bëgg nga nit ñi ñu fekk la nañ leen waxante dëgga dangay nangu dëgga su ñëwee dangay nangu ne reality bi moo ñëw ak you know what let's tell you this much it hasn't even started yet. This has hit home and it's gonna hit home very hard. Imagine leen time boobu ñu ngi wax ay 1994 95 96 wait until it comes to 2000 will be the faces that we know, that are very familiar with. We roll with them, we rock with them, we have been with them, we have been around with them, we have dined with them, we have done a lot with them. These people are coming out. So instead of you people to encourage, or instead of you people waxuñ leen yéen may TRRC xaalis fayu leen gars yi TRRC defu leen TRRC bi instead
of ñun ñu try pour ñu wax li nga xam ne is positive that the TRRC is doing, even the negative, we disagree with it in a very constructive way. No, instead of us doing that, no, we're not doing that. te ñun loolu moo ñu war right now, ñun loolu lañu war a nekk di def, parce que gis nga fii ñëw si su ñëwee bi yu dina jóg fa lan la loolu naa daw bay daanu. Why are you people jumping? Is it because you know something that you know? Let me tell you, don't exempt yourself. Man suma boppa ak yéen ñëpp buñ leen génnee suñ boppa, parce que yow mun ngaa nekk nit ku baax, mun ngaa nekk koo xam ne yow doo dugga ci yëfi njublan, doo dugga si yëfi tapale, doo dugga si yëfi rey nit, doo dugga si yëfi yeene yi, waaye mun naa am sa mbokka mun koo def sax te xamuloo ko woon. So is it that? Are you smelling that? Is that the reason why this is happening? I understand if you're against the TRRC. There is nothing wrong with that. You should be. It's your fundamental right. So fekkee dañ ne démocratie lañ oote, it's your fundamental right to ne okay now accept ma lii wala accept naa lele. But when you do it once, it's enough. 2 times, 3 times, 4 times, and it is a continuous thing. My friend, that looks personal to me and it looks like hate. And then it will jump to what? Enemy of progress. Look at the people that jump about things like ku nekk ñu criticize, ku nekk ñu has. Let's be realistic. These people, the way they go on about these things, it's not about the credibility of the person they're going on and on about. No. Ci biir su dul ñoom seen mbokk moo ama kooku problème, su dul kooku seen mbokk ama moom kooku problème, seen xarit la. ñun nii lañ fi nekkee ñun Gambien bi te ak ñoo mën a tuutil suñ boppa. Suñ problème du dee nekk suñ problème yi jàmbur rek. It's always like behind closed doors. This is what I keep saying all the time. Ne ñun ñaari jikko lañ am. We have best friends on Facebook and we have best friends on Facebook. The best friend on Facebook, those are the friends nga ne fake. Xam nga tamane fake sax. They will be there, they will be like friends with you. They won't be friends with you. They won't comment for you. They won't say much. But then messenger, they are all over you. Ay waay Fatmata naman naa la si loo nekka. Hey, Fatmata yow naman naa la si loo nekka nii ak nii. But on Facebook, it's like they don't want to know who you are. You know why? It's because they have told 1 or 2 people, I don't like Fatmata. Fatmata hypocrite la. Fatmata fenkat la. Fatmata jaxekat la. Fatmata reykati nit la. Fatmata lii la. So, for saying lies like that, you wouldn't want to be associated with Fatmata live on Facebook. Buguloo kenn di la gis ngay ko likeal, ngay ko commental. But on Messenger, you are all over Fatmata. You be like, oh, you know xam nga man nag laa bëgga. Yow li nga fee soo gis Fatmata few days you come to her Messenger. Fatmata yow gëj nañ laa gis di lu xew mbaa luñ la defati ñii daal ñu ngi nii Gambien bi dañ bon. Oh yeah? Where is you? When Fatmata do good job, you know go comment, you know go like, you know go even check, but you will screenshot and take all of us place kata. Ñun ñoo am problème. If you cannot be friends with me on Facebook Messenger, please, my friend, distance yourself. And I think a lot of people are saying the same thing. If you're friends with someone, regardless of naka lañ mel, showal ne wherever you stand in this world, taxawal ne kii suma nit la. Defut la ko. So what is your problem? Waaye ñun Gambien bi ñoo mel nii. Tey neexut ba neexut ma waxaat ko. Soo gisee yàlla indi ñu ko mel ni Yaya Jammeh pour mu wane ñun suñ jikko yi suñ xol yi num nu xate 2 million and it feels like ne ñun ñoo moom whole world bi. Some of you haven't even noticed ne the timeline now, the Gambian timeline. Oh ma xam nañu. Timeline is one. Now it is kenn fa ne may gossip maa ngi lii because timeline bi one la every second ñun ñëpp buggee na every second daf ñu ko doon nani timeline bi ñun ñëpp am fa ni datuloo ku la screenshotal sa indil la ko. It is there. Boole nañ ñu si benn 4 minutes a des. Non ñi ma jërëjëf lii laa bëggoon ku ma fàttali are you sure ñi ma xaaral ñoo génn because lii man kenn du ma ko expérience mooy li ma wax rek tamit ne nañ leen bàyyi xel ba ñu xam leena 4 minutes bi lu bari laa ci dugal si nag tip naka nañ leen bàyyi suñu xam leena liñ daan foog ne fii nii tey yow ñu la war because da nga film da nga am tur da nga am power ak yooyu noonu non
soo demee ba yàgga xam nga laa dal si nit ñi dañoo commencé di la jéppi parce que dañoo naan ne kii lan la moo wax nii ak lan la nekk di def nii amatut njëriñ criticize leen TRRC bi criticize leen Essa criticize leen Mr Ceesay criticize leen ku leen neex waaye am leen foo leen ko teg am na yéen ci àdduna mel noonu dafa am ñeneen ñuy bañ am ñeneen ñuy bëgga ñiy bëgga nag xam nga ñooy ñaan ñi nga xam ne dañ bëgg a gis dëgg bi ñi nga xam ne bëgga nañ pour dëgg la xëj na TRRC bi suñu waxantee dëgg li moo suli si ñun ñëpp dinañu métti xëj na tey am na ñu nga xam ne dañu na suñu yëgoon mu ñu bàyyi ñu beeri ko rek waaye ñëw na ba pare mu ngi suñ kanam so let us deal with it is here te gis ngeen kaay mu wax leen ñi ngi naa nekk di tuddan yëpp si TRRC di wax bu bari si ñoom nit ñi sax ñu ngi leen naa compter di leen xam ne sax yéen a ngi exist I come to realize that those people that are on the TRRC team, most of them don't even have a Facebook account. So they don't even know what you guys are doing. So you know the top galbani, somebody will have to send it to them or tell them or you know, if you know what I'm saying. So bulen sonal send bob. This is too much. Ken amatut fi jama ngir bena wax bi. ñi nga xam ne nag yéen moom da ngeen ne yéen moom deet APRC deet AFPRC won I don't have a problem with it but empathy wane leen ko tuuti benn Gambia bi la ñun ñëpp ko moom fi ñu def am na loo xam ne bu ñu ko defee ci man rek mu métti la am na loo xam ne bu ñu ko defee ci yow rek mu métti ma so ñun ñoo moom dëkk bi kenn moomu ko ñun la ñun Gambien la mënuñoo génne loolu ci ñun loo am beneen passeport Gambien ga so nañ leen bàyyante xel te xam ne baax na pour tey koo xam ne fiil nga ne lii neexuma waneel sa bopp ok waaye gis nga comparison bi dafa tax nit ñu bari ñu ngay question lu baree bari ñu bari ngay question lu baree bari ndax dinañu ci yéen ndax am ngeen xol ndax amu leen xol ndax ban façon nit ngeen ndax yéen dafa mel ni man ni ma ko gisee am na ñeneen ñu bari dañoo bëgg a wane comme mel ni ne what Yaya Jammeh li moo def nii it's right li mu def it's right so dafa mel ni kon lii moo tax Yaya Jammeh mu yàgg fa lii moo tax Yaya Jammeh mu yàgg fa parce que am na si yéen yéen a ko xoolee ne comme ñu advice comme na ma ko seetee ne ñu bari yéen ko xoolee ne ñu doon advice Yaya Jammeh di ko wax ne ko ma ne lii time Jawara xewoon na fi this is the reason why Jammeh is there ba pare ngeen bàyyi every little word TRRC bi wax rek ñu jël ko twist ko indi ko neen are doing their job what they going to use guys doing their job they were trying to get to somewhere but no we will come and twist and twist and twist Gambians ñun dañ mun a twist waaye waaw dañ mun a twist torop anyway last but not the least rally bi doy na ma dama defoon suma points tey parce que lii tey bugguma woon a sax miss li ma bugg a wax rally bu du jeex suma 1 minute bi xaar ma dugal ko fii ñi ma rally bi yëpp pour lan man but I can see now I think a lot of people are seeing Barrow as a threat parce que loolu kay tax ngeen mën a rally lu tax yéen 2 years 24 months to come balaa ñu wax presidential election but right now ku nekkaa ngee campaign rally bu dul jeex pour lan are you guys seeing Barrow as a threat please my friend dafa mel ni ñun Gambie léegi accept nañ ne it's not gonna be naka li fi naka naka years sax 3 years anymore it's gonna be 5 years a moo nekka so léegi we have 24 hours na yéen ngeen xam luñ xamul ok Adam na ngeen dem TRRC anyway loolu laa ñëwoon rek ne xaar ma waxtaan ak yéen rek tuuti rek ñu waxtaan si tuuti maa ngi jégalu rek bu fekkee wax naa fi lu nga xam ne war ma koo wax let's go to TRRC and then those who support TRRC let's go and say we support TRRC bu ñu dara génne ñi amul empathy nag sama fu dina dama ko wax pour ñëpp waxuma ko pour ne I am saying it pour ne dama am tontu I haven't got time for that I have got better things to think about so let's run bijou